ñoo nekk ci ginnaaw Cheikhul Khadim bi ay taalibeem waaye ñu yàlla dogal na ñu dëkk ci dëkk bii mën a teew si ci jotaay bi yàlla dana def buñ fi tasee loola dana jur ak jokku bokk te kenn ko nag xam na ne jokku bokk la ca suñu borom wax ci ay njariñ ak ngëneel kon bu Seex moom Muntaxa fexe lu mel nii nga xam ne dafay mel ne yoonu murid yëpp at mu jot dana am weer woo xam ne bis bu nekk dana ci dajale yoonu murid ndax li tax mooy fii boo fi toogee kër gu nekk da nga gis ne diw sàngam mais ci kër sàngam la jógee kon loolu maanaam occasion la boo xam ne sëriñ bi day dajalewaat bokk gi bu ko defee ñëpp gën a xam ne donte nag kenn ku ne yaa ngi sa barab bopp itam nag li ngeen bokk moom yéen a ko bokk te fu ngeen tasee xam ne li ngeen bokk yéen a ko bokk yàlla dimbali ñu tam ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha occasion bii nga xam ne defaat na ko ku ne xam na ne jàmm yàlla lu baax la luñ santaane la du ma wax sax lu baax la waaye farata la ci biir farata jooju itam nag ku ne xam na ne suñ borom lum la sant boo ko defee am na lum la ci dig te dana la ko defal waaye ci biir weeru koor nag daf cee rawat muy weeru mën nañ ko tudde weeru promotion ku ne xam na ne yamul jumaa mooy sangub semaine bi kon bis boobu bis la bu ñuy dàkk pour gën cee def lu baax waaye weeru koor tam nag jagle googu yamul jumaa am weeru koor am na ko ndax ci biir weeru koor ci la laylatul xadar nekk kon muy weer woo xam ne lépp lu ñu doon def ci lu baax ci yeneen bisi ak yeneen weer yi bu ko defee ci laylatul xadar dafay gën a yokk te biir laylatul xadar mi ngi ci biir weeru koor kon duñ def lu sant ci yàlla sant ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne lépp ci moom la jaare sant Cheikhul Khadim mi tax ñu mën cee jariñu di ñaan yàlla yéen ñi nga xam ne tam yéenay taxawee yëf yi mooy mbooloom xisbu tarxiya mi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko fi tegoon te tegoon leen ci yoon te ba léegi ñu nekk ci yoon woowa ñaanal leen ñoom itam suñu borom gën leen a kattanal gën leen a dëgëral ba liggéey bi waxtu wu nekk ni muy rafet muy gën a rafet faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Modou Mbacké kon mbokk yi ni may def rek mooy damay daal di delluwaat ci antenne ba fekk fa sëñ Mansour bisimilah. borom bu baax ci bisu tey bii di ñaan ci weeru shahru ramadan mubarak ñu ngi fii ci kër sëñ Touba gi ci programme bi nga xam ne dootuñ leen ko leer na diin ñëpp xam ngeen ko mooy njàngum xasida mi nga xam ne dañ koy def fii ci ndigalal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey nag ñu leen ko annoncé woon démb kuréel bi ñu duppee Nour Daarayni bu Tarqiya Parcelles Assainies bu Dakar ñoom ñoo ay njàng mi sëñ Ablaye Diop moo koy war a jiite incha allah su ko defee ñu ràññee ci kuréel googu itam ku mel ne sëñ Kañ Diop ñoom ñooy jiite njàng mi kon tey jii ñoom ñoo ay njàng mi ñooñu ngeen dégg tamit ñuy yëkkati xasida yi di seenu sëñ bi mooy kuréel bu ñu tuddee Muqaddamatul Xidma bu Touba ci njiital Serigne Saliou Sall ñoom ñoo ay njàng mi di gàttandu bi ak gunge bi tey ji incha allah kon dañuy gàttal rek xamal leen ni leen danañ dalal tey sëñ Mamour Mbacké danañu jottali benn bunt ci xasida yi ci wàllu arab ndax niñ leen ko waxee woon bu anglais bi jàllee démb tey arab bi mooy jàll bu subaa anglais bi dellu siwaat incha allah kon duñ def dara lu dul dalal sëñ Mamour bu ko defee mu jottali bunt bi nga xam ne moom la war a teg ci xasida yi ci wàllu arab incha allah. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidna muhammadin wa ala alihi wa xayri xadimihi wa man wala wa baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
تحية طيبة زكية إلى جميع المشاهدين والمشاهدات لقناة المريدية المباركة في مسكن الشيخ الخديم هنا بجوار المسجد الجامع في طوبى بمناسبة شهر رمضان المبارك في فعاليات إحياء شهر رمضان. هذه الفعاليات التي نقتدي بها شيخنا أحمد الخديم حيث كان يحيي رمضان على هذا النحو الذي نحييه هنا. بعد ذي بدء أزف أزكى التحيات وأطيبها إلى مقام الخليفة سماحة الشيخ محمد المنتخى أيده الله ونصره وحفظه وأطال بقاءه. كما نحيي دائرة حزب ترقية ونقدر جهودها وندعو الله لها التوفيق والسداد والمواصلة على العمل الخير. واليوم نحن هنا مجددا في البقعة المباركة مسكن الشيخ الخديم لنتحدث حول فعاليات إحياء رمضان على النحو الذي كان الشيخ الخديم يحييه كما ذكرنا آنفا. واليوم جئنا بقصيدة من القصائد الرمضانية، تلك القصائد التي ألفها الشيخ خصيصا لترحيب رمضان وإحيائه. منها قصيدة رمضان شهر رمضان بلسس، شهر رمضان بلسس من تلكم القصائد. يقول الشيخ في هذه القصيدة: يقول الشيخ في هذه القصيدة في البداية: شكرت ربي داعيا لكل من، شكرت ربي داعيا لكل من وجه لي الإحسان في كل زمن، هب الذي خدمني إحسانا ملكا أو مسطورا أو إنسانا. في هذه القصيدة الرمضانية يؤكد الشيخ الخديم هنا على شكر ربه، على شكر النعمة والدعوة لكل من خدمه أن يجزي الله الإحسان، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. باختصار هذه القصيدة تتمحور حول شكر النعمة وخدمة والدعاء والتحدث بالنعمة. هذه المعاني الجميلة التي تتمحور حولها هذه القصيدة الكريمة. شكرت ربي داعيا لكل من وجه الإحسان في كل زمن. والشكر كذلك عبادة، كما نعرف عبادة جليلة من العبادات، وهو كذلك عبادة يناسب ولا تناسب هذا الشهر الفضيل، لأن شهر رمضان شهر الخير والعبادة. أمرنا سبحانه وتعالى بصيامه وقيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. إذن النتيجة أو النتيجة التي نبحثها من هذا الشهر هي التقوى. والتقوى هو عبادة، لأن التقوى هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لذلك نقول الشكر، ويؤكد ويكرر الشكر في كثير من قصائده الشيخ الخديم. شكرت إذ خصني
كثير في مواضع كثيرة من قصائده لا يمكن أن نحصيها أو نعددها. والخدمة كذلك، خدمة عبادة ومبدأ جميل من مبادئ الإسلام، وعبادة عظيمة من العبادات التي رغب فيها الدين الحنيف. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كل هذه الأمور من مما يمكن أن نعددها من في دائرة الخدمة. قال شيخنا الخديم في مسالك الجنان: وقيل إن حضر يوم الباري وكعبد الوراء وضرب الصراط فوق النار وكعبد الوراء جوا والغم نادى مناد: أين أهل الخدمة للمسلمين؟ فأجاب أجمعين، فيؤمر للجمال المسرعين بأن يقال لهم املوا الجنة بغير محنة وغير فتنة. كل هذه من جزاء الذين كانوا يداومون الخدمة. والدعاء أيضا، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة. كل هذه المعاني التي يتناولها الشيخ الخديم هنا في هذه القصيدة نظرا لضيق الوقت لا يمكن أن نتوسع فيها، لكن هذه المعاني كلها تتمحور حول المعاني الإسلامية الجميلة. وهذه المعاني أيضا تناسب هذا الشهر الفضيل، لأن هذا الشهر شهر اغتنام الفرصة، شهر العبادة، شهر الخير والدعاء والصبر والتضامن إلى آخر ما هنالك من معاني جميلة. كما نظرا لضيق الوقت نتوقف هنا إلى موعد آخر لنتوسع في هذا الأمر أكثر. ونهنئ، كان من المفروض نبدأ بهذا، نهنئ الجميع بمناسبة هذا الشهر الفضيل، وندعو الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يعيد سبحانه وتعالى علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مدينة بجاه شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه. baax sëñ Mamour Mbacke ci boobu ñu defal ci wàllu xasida yi. Sëñ bi moom yegsi na, xasida yi ñu ngi koy gunge ànd ak kuréel bi nga xam ne mooy kuréel Muxaddamatul Xidma. su ko defee ñoom ngeen seen noonu ñuy jiitu sëñ bi ci oto bi ànd ak moom ba ci biir salle bi incha allah. muy beneen bisu cant tamit ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy féetewoo. kon ñu ma def sa masal waaw, kon ñu gaaw jox rek programme bi nga xam ne mooy doon njàng mi tey incha allah, muy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu Parcelles. Hizbut Tarqiyyah bu Parcelles, kon ngeen jottali kànk njàng mi tey lay doon doon. salaamaaleykum mbokk taal bi ñu ngi nuyu di siyaar ñëpp rek, xanaa doon yàlla la programme bi rek nga xam ne xas dëgg jiite ñu ngi koy jàng xas da lam yebdu te daaju sëñ Ibrahima Lo di su taftal xas dëgg waxaane xafiisum xaar ba tey ci daaj boobu buñ noppee àggalee ko xas de Ramadan gi ci ñaareel daaj bi buñ ca noppee teg ca wala xad karam naa daaju sëñ Abdou Xaadir Siise buñ ca noppee teg ca wajjatu ko liyosa daaju wàkk si Masamba buñ ca noppee teg ci lisaanu shukri ak madal xabiru di daaju wàkk si Basiru ak wàkk si Masamba doog a ñaan fari incha allah. jërëjëf, ñu ngi lay sant bu baax. kon mën nga dellu ci kuréel bi su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo yor njàng bi incha allah léegi ñu tàmbali. defe naa desatul dara lu dul xaar sëriñ bi egsi, ndax gis ngeen ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom sëñ Moussa Nawel ak ñi muy àndal ñëpp gis ngeen leen yegsi nañ ba dugg nañ ci salle bi. desatul dara lu dul xàll yoon wi ba oto sëriñ bi mën a yegsi. loolu mooy programme bu tey bi incha allah. xataayu waxtu bi dana tax yu bari duñ ci mën a jàll, xanaa bu ñu waxtaanee ba noppi wala bu ñu jàngee ba noppi danañ ci mën a jàll. donc c'est un programme qui a été déjà présenté.
santaat bu baax ci bisu ñeenti fan ci weer Ramadan bisu tey ji kon ñu doon seenu sëriñ bi kon dafa mel ne balaa yàgg dana yegg si ñi nga xam ne ñoom la àndaloon jiit nañ ci saal bi dégg ngeen tam kuréelu xasida bi ñoom ñi nga xam ñoo koy gàttandu ngir ànd ak moom ba ci biir saal bi su ko defee ñu door a wéy ci njàng mi tey nag niñ leen ko waxee kuréelu Hizbut Tarqiyyah nu daare ni bu Hizbut Tarqiyyah Parcelles ñoom ñoo ay njàng mi tey ci njiital Sëñ Ablaye Diop lay doon su ko defee ñi nga xam ne ñoom ngeen dégg ñuy gàttandu sëriñ bi mooy kuréelu Muqaddamatul Xidma bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba muy ci njiital Sëriñ Saliou Sall kon loolu mooy programme tey bi incha allah ñuy santaat yàlla bu baax ci bisu tey bi di ñeenteelu fan ci weer Ramadan muy bis boo xam ni mu baaxoo demee rek la wéy di ko demee nga xam ni nit ñi teel nañ ñëw ci saal bi ñi nga xam ne ñooy tamit teewlu njàng mi ñi ngi koy teewlu fii ci saal yi nga xam ne yëpp ñu ngi fii te fees na niñ leen ko waxee woon tamit ci internet bi ak ci télévision bi ñiy topp ñi ngi topp kenn ku ci ne ngir dund ak ànd ak mbégte tàqamtiku xasida yi nga xam ne liggéey la boo xam ne sëñ bi Hizbut Tarqiyyah la ko dénk ñu koy def boobu ba tey fës ko yéene ànd ak moom fii ba weer wi mat incha allah ñu koy ñaanal tibbee ko suñu xol ci suñu borom yàggal ko fi lool moom Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké may ko wir ba liggéey bi nga xam ne yëkkati na ko ñu mën ko ànd ak moom ba mu àgg incha allah donc nous sommes en ce 4e jour du mois lunaire de Ramadan l'an 1447 de l'hégire qui coïncide avec le 22 février 2026 4e jour du mois d'abstinence du mois d'adoration qui est le Saint-Coran et nous sommes au niveau de la résidence des hôtes du Khalife général des Mourides à l'ouest de la grande mosquée de Touba. Le programme, il est connu maintenant, c'est la déclamation des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba de 17h30 à 18h30. Évidemment, pour cette journée-ci, le programme, ou bien en tout cas l'horaire a été un peu débordé parce que pour des contraintes d'organisation et autres, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde, n'est-ce pas, en redemande, tout le monde est impatient d'entendre se délecter de ces khasaïd qui sont déclamés par les équipes de conservatoire de Hizbut Tarqiyyah, et il en est ainsi. Nous voyons également les reporters, les équipes qui sont chargées de la communication, qui sont en train de se déployer pour que tout marche comme il se doit, pour que la transmission puisse se faire dans les règles de l'art, pour que l'organisation ne souffre d'aucune hésitation, ou bien en tout cas d'aucune faille. C'est véritablement le défi que chacun se lance. Et il faut dire également cette conjonction des efforts de la part de tout un chacun. Chaque, n'est-ce pas, élément qui se sent capable dans un domaine quel qu'il soit, évidemment, a été convié, invité par Hizbut Tarqiyyah pour qu'on fasse un travail conjoint, un travail de synergie au bénéfice du Khalife pour que sa volonté puisse se réaliser. Et c'est ça l'objectif unique que les uns et les autres ont. Vous avez suivi également les reportages qui ont été faits, cet élan de satisfaction généralisé qui caractérise ou bien qui est perceptible dans chacune des interventions. Véritablement, si le Ramadan, aux yeux de certains, avait été un calvaire, aujourd'hui, mais c'était un moment de délectation, c'est un moment de béatitude, c'est un moment où véritablement chacun est pressé de vivre ces moments. Vivement donc que chacun rende grâce à Dieu, mais également on doit une fière chandelle au vénéré Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, lui qui est l'artisan et qui est le maître d'ouvrage de ce programme. Et il en est ainsi et il en sera ainsi jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Vous avez suivi également la prestation en arabe aujourd'hui par Serigne Mamour Mbacké qui a présenté un écrit du Cheikh portant sur le mois béni de Ramadan. Il en a fait une synthèse, il en a fait un commentaire et il en sera ainsi également durant tout le mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le desk arabe qui s'est déployé. Demain, ce sera la langue anglaise qui sera à l'honneur. Et je vois Serigne Youssou qui arrive. Cela veut dire donc que le Khalife n'est certainement pas loin. Et certainement d'un instant à l'autre, si son véhicule se présente, ce sera la déclamation des khasaïd. Mais tout compte fait, une fois n'est pas coutume, le temps ou bien le chronogramme qui avait été fixé est largement dépassé. Mais il en est ainsi, ce sont des choses qui arrivent dans une organisation. Et nous voyons également Serigne Youssou qui s'affaire à attendre l'arrivée du Khalife, et également avec tout le staff de Hizbut Tarqiyyah, puisque
c'est ainsi que les choses se passent et continuent de se passer ici. Et nous voyons également les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui sont là pour organiser la chose, pour que rien ne puisse déborder, pour que chaque chose se passe comme il se doit. Il y a également les équipes de secouristes pour ceux-là qui en auront besoin, parce qu'avec cette chaleur, avec ces contraintes, avec ce ramadan, avec également cette abstinence, il peut arriver, n'est-ce pas, que certains soient en délicatesse par rapport à leur santé, et ce sont des gens qui sont toujours prompts à réagir pour pouvoir en tout cas faire en sorte que les gens soient dans les meilleures dispositions pour suivre le programme. Vous avez vu également ceux-là qui préparent les mets qui seront distribués après la rupture du jeûne, puisque le ramadan c'est l'abstinence, mais c'est également la rupture. Après la rupture, il y aura également cette distribution des mets gracieusement à tous ceux-là qui sont présents, parce que nous l'avons dit et nous le réitérons, c'est ainsi que cela se passait du temps du Cheikh lors de son séjour à Diourbel. Et voilà donc évidemment bien camper le décor, et nous insistons sur le fait que c'est une chose que chacun fait de gaieté de cœur, et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Et donc l'équipe également chargée de la retransmission est à pied d'œuvre, et on s'affaire pour qu'il n'y ait aucun couac, pour que la transmission puisse se faire hors de nos frontières, et qu'il n'y ait aucun avatar par rapport à cela. Véritablement, c'est une équipe soudée où toutes les compétences sont là, sans couleur aucune et sans préférence aucune. C'est une seule marque de fabrique, c'est Mashrabou Safi. Il est révélateur que même les bonnets de nos micros portent, n'est-ce pas, ce stock. Voilà donc pour le programme. Nous sommes plus tard, nous allons rendre l'antenne et vous laisser suivre les quelques minutes qui restent, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jërëjëf Baye Mansour Seck ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko mu jëm rek ci waajal arrivé Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké bi fii ci résidence Cheikhul Khadim ci Mashrabou Safi tey dimanche 22 février 2026. ñoo ngi fii nag ci régie centrale bi nga xam ne moo nekk fii ci résidence dend ak grande salle Serigne Moustapha Bassirou bi nga xam ne bépp image boo xam ne moo bàyyeekoo fii ci salle bi fii lay jaar ngir ñu mën a def retransmission en direct distribuer signal yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg naa diffuser en direct rek ñi ñooy def liggéey boobu mooy les hommes de l'ombre ñu nekk ak kenn ci ñoom muy jëriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi muy sëñ Abdou Karim Sagna ñu taalal ko suñu micro rek sëñ Abdou Karim mu mel ni liggéey bu ni mel laaj na ñi ci biir réew mi te mënuñoo ñëw Touba ak ñi ci bitim réew di ko teewlu en temps réel et en direct waaye chaîne de télévision yi nga xam ne dañu bëgg a def retransmission en direct ngeen leen jox ay signal kon loolu ñu bëggoon a xam naka ngeen ko nosee. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Fallou ñu ngi ziare bu baax di tàmbale suñu kàddu rek di ziare Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba liggéey bu tedd bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak moom ñu yàgg ko jiital ñu topp ci ginnaawam te lépp lu mu ci yéene ko mboole murid ak jullit yëpp suñu borom defal ko ci tawféex kon day mel ne ni nga ko waxee mashrab bi nekk na tey événement boo xam ne wala diiru weer woo xam ne àdduna sépp dañ koy teewlu di ko bàyyi xel moo xam muy murid yi wala ba ci jullit ñi kon day mel ne ndigal li nga xam ne xalif général des mourides teg na ko ci loxol direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ci njiitalu Serigne Youssou Diop ngir ñu war a saytu li nga xam ne mooy mashrab bi organisation bi ak lépp day mel ni kon saa su ne ñu ngi ciy ànd ak ndimbalul sëriñ bi ak tawféexam mboolem équipe yi nga xam ne ñooy seetu li nga xam ne mooy mashrab bi rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo yor wàllu communication bi day mel ne banqaas bu yaatu la ci te ay kilifa jiite ko ci mel ne sëñ Mouhamad Lamine Diop sëñ Mouhamad Lamine Diouf sëriñ Assane Mboup sëñ Babacar Gueye ak mboolem équipe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñi nga xam ne ñoom lañ mën a gis ak ñi nga xam ne xëy na mënuñ leen a gis ci biir réew mi ak bitim réew day mel ne saa yu mashrab bi accès rek saa yooyu desee ay weer ci li ñuy tàmbalee def suñu liggéey di tënk di xool nuñ ko mën a waajalee kon moo tax tawfeex gi nga xam ne am nañ ko muy réussite bi nga xam ne am na moom loolu moo ko waral kon day mel ne direction générale ménagewul benn effort ngir fexe ba
jumtukaay yi nga xam ne mooy tax ñu mën a assurer li nga xam ne mooy couverture ak transmission ba fu waay mën a nekk man di suivre événement bi wala mashrab bi ak qualité boo xam ne moo xam muy télévision moo xam muy chaîne YouTube moo xam muy rajo bàyyiwuñu kenn nga xam ne ku ci nekk jarul ñëpp di daje fii ndax ku ne xam ne barab bi xat na moo tax ñu jël disposition yi fexe ba génne lien yoo xam ne neutre lay doon fu waay mën a nekk ba bit en direct fépp foo nekk rek mën a jël signal ngir mën a diffuser en direct en temps réel li nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci résidence Cheikhoul Khadim mu nekk liggéey bu yaatu boo xamante ni luñ nos la ànd kook ay jëwrin leen lu ci nekk di amal ay tënk ngir lépp loo xamante ni moo fi bàyyeekoo mu nekk lu set loo xam ne liggéey la bu ànd ak professionnalisme ànd ak qualité ngir li nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci résidence ñu mën koy jox ñëpp même chaîne de télévision ñu mën ko def retransmission en direct dañuy jël keneen ci jëwrin yi muy Serigne Assane Mboup moom it bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum communication bi installation technique yi ak li ci aajowu Serigne Assane mu mel ni liggéey mashrab bi ni ko Serigne Abdou Karim leeralee sànq rek liggéey la boo xamante ni laaj na coordination liggéey la boo xamante ni am na lu bëri loo xam ne war nañ ci taxaw avant mais durant tout le mois de Ramadan muy nekk ay rencontres yoo xam ne da ngeen koy def lépp rek ngir bëgg li fiy génnee nekk loo xamante ni képp koo gis dana xam ne lii qualité la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi ziare mbokki taalibe yëpp nga xam ne ñi ngi seetaan biir réew mi ak bitim réew noonu ko suñu Abdou leerale ci njëlbeen liggéey la boo xam ne comité bu mag a mag moo koy taxaw au niveau de la supervision mu jëm ci lépp loo xam ne jëm na ci lu ñuy wax technique technologie ak communication maanaam fexe ba jumtukaay yi mat waaw kon ginnaaw bu ñu jugaatee ci ñi nga xam ne moom moo di kuréel bi accueillir sëñ bi ci njàng mu am solo moom ñu bàyyi sëñ Assane rek mu wéyale fi nga xam ne fa la yemoon ci wàllum coordination bi.
waaw jërë ngeen jëf li ñu jubloo wax rek mooy liggéey bi ngeen di gis comité bu mag a mag moo koy superviser sur le plan technique sur le plan technologique et sur le plan de la communication nga xam ne mbooloo lañu ëpp nañu juróom fukki nit yoo xam ne ñii dañuy ne ci biir réew mi ñii nekk bitim réew di saytu d'abord les équipes techniques di leen encadrer fexe ba lu ñu soxla mu jàppandi loolu lépp nag ci njiital ki nga xam ne mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah di Serigne Youssou Diop ñun comité boobu ñoom suñu Mohamed Lamine Diop sëñ Babacar Guèye ak ñeneen ñu ko àndal ñooy fexe ba bis bu nekk danañ woote ay réunion yoo xam ne online lay doon mbooleem koo xam ne day liggéey ci technique rek dana ci dugg wala seen jëwriñ dugg loolu son ci la bokk loolu ñuy filmer ci lañ bokk loolu ñuy transmettre ci lañ bokk loolu ñuy diffuser ci lañ bokk loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy des spécialistes en IP en transmission en maintenance ñëpp lañ leen di booleendoo ñuy tënk ngir xam démb ana nun ko defee woon ana lu ca mat a dolli ana lu ca mat a defaraat ana lu mat a gën a yokk ba ci yéen ñii nuy taan nga xam ne ci YouTube da ngeen gis yenn saay bu amoon tey jii benn 2 secondes de décalage de son nga gis nit ñi bindu son loolu jàpp leen ne am na ñu koy xool di ko jot dinu ko jottali ñu nit ñu di ko jottali ñu nekk ci plateau yi di ko ànd ak ñoom ba ni ngeen ko bëggee ni ko sëriñ bi bëggee mu amee noonu am na ci membre daara Hizbut Tarqiyyah yoo xam ne ñu ngi bitim réew di connecté wu ak d'autres technologies yuy tax ñoom itam ñuy am en direct li ñuy suivre pour di suivre lépp ba niñ ko bëggee ñu di ko amee kon daal ci tënk daal ni ñu mën a wax mooy ngeen xam ne Mashrabu Saafi bi ni ko conservatoire di organiser ci wàllum njàng atum lëmm ni ko waa protocole di organiser ni ko waa sécurité di organiser ni ko waa restauration di organiser ñun itam ci lépp lu jëm ci technologie communication management des événements ak technique noonu lañ koy organiser ak mbooloo ànd ko nag ak ni ko sëñ Abdou waxee ñi nga xam ne ñi ngi ci le groupe technique international bi saytu événement yoonu murit sur la transmission et la médiatisation ñoom ñooy les grands relais ñooy ñi nga xam ne ñun li ñuy produire fii ñoom ñoo koy jot tasaare ko ëpp na 300 et quelques organes yoo xam ne ñu ngi partout dans le monde à travers la sphère mouridia et islamique ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy les vrais relais ba tax tey jii su waxtu wi jotee ñëpp ne teg ànd ak dal ngir di ko suivre suñu objectif mooy fexe ba ngeen jot image ci mu leer ci mu sell ci mu rafet ci mu professionnel avec toute la rigueur qui s'y est wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Assane Mboup nekk ci bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñooy taxawu coordination bi nga xam ne moo jëm ci équipe technique bi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ni mu ko leeralee ñu ngi def liggéey bu am solo ci ay rencontre ci ay évaluation ndax bés bu yàlla sàkk bu ginnaaw bu ñaanee ba dem ba ndog ba noppi daañu amal ay rencontre évaluer li nga xam ne moom lañu amal ci bis bi waaye xool li nga xam ne moom lañ ci war a yokk lépp rek ngir liggéey bi gën a ñoŋ waaye mu nekk liggéey de qualité comme ni nga ko leeralee boo xam ne bu génnee kenn ku ci nekk da nga ci mën a jariñu chaîne de télévision bu nekk dana ci mën a jariñu site internet bu nekk ak chaîne YouTube ak foo mën di nekk rek nga mën a jël signal bi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci résidence Cheikhoul Khadim mu nekk signal bu neutre boo xam ne du am benn mandarga buy wane ne lii kat ci organe bi la jógee wala ci ñii la bàyyi ko ndax lii dafa nekk liggéey boo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha ni mu ko taxawalee mu nekk loo xamante ni dafa boole ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ci fànn gu nekk nag loolu mbooloo moomu noonu lañ tënkoo àndaat ci li nga xam ne moom moo di journalistes yi moo xam reporters yi la moo xam techniciens yi la moo xam monteurs yi la moo xam képp koo xam ne day liggéey rek ci presse bi nga xam ne dafa nekk liggéey boo xam ne dañ koy sot ñu xam ne sëriñ bee bëgg bu sëriñ bi bëggee nag kenn ku ci nekk day désintéressé wu bàyyi li nga xam ne ca la nga nekkoon la ñëw jàpp ci li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ba keroog muy sotti waaye nag la ñuy def bu génnaatee yow mi nga xam ne da nga yor sa organe da nga ciy mën a jariñu bu baax a baax a baax ndax liggéey la boo xam ne buñ koy def du liggéey boo xam ne tey par exemple bu ñu jëloon benn organe de presse rek du mën a couvrir mashrab bi yëpp ndax yaakaar naa li ñu fi déployé ci caméra bëri na li ñu fi déployé ci machine bëri na li ñu fi déployé ci ay moyens techniques yaakaar naa tey chaîne de télévision boo ko joxoon pour mu assurer une retransmission en direct événement bi yaakaar naa dana métti ci moom méttiwaay boo xam ne bu noppee dana doy waar waaye nag lii bu ñu ko réussir c'est grâce à équipe technique bu xarañ boo xamante ni yoonu murit am na ko ñoo xam ne saa su ne ñu ngi ci liggéey yu am solo yooyu ci mboolem grands événements yi nag yi nga xam ne yoonu murit ñu ngi koy taxawal kon mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la kon ci image yi yéen a gis noonu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mi ngi ñëw fii ci résidence Cheikhoul Khadim ànd ak ñi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal ngir ñëw fii ci Mashrabu Saafi ngir ñu wéyale liggéey bi nga xam ne
bés bi yàlla sàkk moom lañ fi amal la ci njàngu xasida mu yaatu gis ngeen Serigne Youssou Diop moom moo koy accueillir ànd ko kuréel gi nga xam ne moom moo di kuréel muxaddimatul amda wala kuréel muxaddimatul xidma du moins kuréel muxaddimatul xidma bu Daara Touba ñoom ñooy accueillir présentement Serigne bi ci xasida yu am solo yoo xam ne booba léegi ginnaaw bi julli takusaan ba léegi ñu ngi koy yëkkati lépp rek ngir ànd ak Serigne bi li nga xam ne moom moo di dundal weeru koor gi fii ci résidence Cheikhul Khadim kon Serigne bi mi ngi agsi noonu ànd ak ñenn ci njabootu Cheikhul Khadim gi ànd kook Serigne Youssou Diop bi nga xam ne mooy responsable moral bu daara Hizbut Tarqiyyah ci li nga xam ne noonu la koy àndeek mbooleem protocole bi ak jëwrin yi ndax ci ginnaaw takusaan gu nekk moom Serigne Youssou dana taxaw ci buntu résidence bi ngir accueillir mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ñëw noonu lañ koy defee bu Cheikh Mouhamadou Mountakha accès ànd ak xasida yi ànd ak jëwrin yi ngir ñu dugg buñ duggee rek ba ñëpp toog kuréel gi nga xam ne moo nekk ci biir salle bi présentement muy kuréel Nourou Darayni daal di mën a door liggéey bi kon ñu jox antenne bi rek ci Serigne Mansour Seck ngir mu wéyale laataay Serigne bi daal ci biir salle bi. oto bi seen ngeen ko ak jëmm ju tedd ji mi ngi waaj a yegg si maa ngi seen ñi nga xam ñëpp ñoom laa àndal muy sëñ Moussa Mbacke staff Hizbut Tarqiyyah sëñ Moussa Nawel kon mi ngi nii di yegg si ñuy santaat bu baax ci dikk gi ak tamit tawféexu bokk ak moom jotaay bi yàlla rek tax ngir sëñ Touba kon tamit gis ngeen kuréel gi niñ ko dare ànd ak moom fas yéene ko gunge ak xasida yi ndax moom saa su ne fu mu nekk xasida yi duñ fa sore loolu moom tawféex la maa ngi seen tam seen Ibrahima Mbacke muy liggéey boo xam ne tamit ñi ngi koy def ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne yëpp boobu ba léegi ñi ngi koy def ci fii ci kër xasida kër sëñ Touba gi muy ak cant lool mu mel ne gis jëmm ji rek jaral na ñëpp ñëw fi toog fi tey xaar ko diggante tisbaar ba takkusaan bu jëmm ji feeñee li suñu borom def muy la sëñ Touba taxoon ma naan wal waju maayi la ko mën boo xoolee xar kanam gi rek mu far sa njàqare defe naa ni loolu moo ñu dal ci moom ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Donc vous voyez à l'instant l'arrivée du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, et vous avez tous ses accompagnants, le staff de Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, le responsable moral, et ses collaborateurs qui sont là, qui sont à pied d'œuvre depuis 14 heures. Et le Khalife est arrivé, est bien arrivé, il va s'acheminer dans la salle, et ce sera le démarrage de la déclamation. Mais entre-temps, l'ambiance est maintenue avec le kuréel Muqaddamatul Khidma de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba, sous la direction de Serigne Saliou Sall, qui sont là pour déclamer les khasaïd qui sont près du Khalife et qui ne s'arrêteront que lorsque le Khalife sera entré dans la salle. Et il est heureux que les choses se passent ainsi. C'est véritablement, n'est-ce pas, une ambiance indescriptible de béatitude et qui est visible sur le visage des uns et des autres, tout le monde confondu, et que ce soit les disciples qui sont là, que ce soit le personnel qui est là pour le travail, mais il y a un sentiment partagé, c'est ce témoignage de gratitude, cette béatitude qui est là, ambiante, et que l'on espère vivre encore, Inch'Allah, des années et des années avec le vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, 8e Khalife général des Mourides, qu'Allah lui accorde une très 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 longue et très bonne santé. Donc sans plus tarder, nous allons rendre antenne et vous laisser suivre ces quelques secondes qui restent en attendant que la déclamation puisse faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.